asalaamaaleykum yéen waa seen YouTube Minane TV ñoo doon waxtaan ak yéen keroog ci programme soble yi maanaam dañuy jël si waat pour àggalewaat ak yéen keroog ñu ngi wax ak yéen ci programme pépinière soble yi maanaam pépinière yi ñaare dafay jànkonte ak ay jafe-jafe même bi nga jëmbat sax jànkonte ak jafe-jafe ndax actuellement nii temps bi ñuy dund nii ci Afrique fii surtout particulièrement au Sénégal changement climatique yi tax na jafe-jafe yi actuellement ci soble dafa gën a bari ndax am na feebar bu ñu nimmiku boo xamante ni bii bariwul woon bu njëkk ñu di ko wax stemphilium feebar boobu li ko caractériser mooy catu soble yi day lakk ci kaw day wow ci kaw di wàcc yaatu na lool ci réew mi bu njëkkoon yenn gox yi la amoon mais fii mu toll tembe dafa yaatu daanaka foo dem ci Sénégal di nga ko fa fekk stemphilium boobu nag li ci mën a dimbali béykat mooy saa boo parka ba mu sax bu pépinière bi saxee ba cax mi mancé da ngay commencé say traitement ak ay fongicides yi nga xam ne moom lañ ci recommandé nag ñaare day xaw a jafe am na ci benn bu ñuy wax cofanaat méthyle am na beneen aussi bu ñuy wax mancozeb am na beneen bu ñuy wax azoxystrobine maanaam ñaar yii ma mujj a wax muy azoxystrobine ak cofanaat méthyle mooy ñaari produit yi nga xam ne ñoom ñoo ci gën ñoo ci ëpp doole ndax feebar boobu ay champignons ñoo koy def te champignons yi ñu ngi ci ngelaw li rek la ñuy jógee ñëw attaque gàncax bu loolu jàllee am na beneen feebar tam buy dab soble boo xam bi bu ko jàppee maanaam soble bi dootu màgg léegi boo jàllee ci stemphilium boobu ak produit yi ñu ci war a utiliser muy la cofanaat méthyle azoxystrobine wala nga am mancozeb bi sax nag yii ñaar ñoo ko ci ëpp doole ñoo ko ci tane am na aussi beneen feebar comme bi ma doon wax bu ñuy wax neige ndax béykat yi ñoo ko tuddee neige mu nekk trips ay genre gunóor yu tuuti la yu mel ni ay yóol dañuy dugg ci diggante xar-xari soble yi foofu la ñu képp te bu ko defee soble bi dootu mën a màgg kooku tam am na ci ay produits yu baax yoo xamante ni béykat yi ñaar duñ ko mën a ràññaatle mais am na ci yu baax yoo xamante ni moom moo koy dindi muy problème mu trips boobu bu loolu jàllee am na seconde phase actuellement boo jëmbatee ba sa soble toll ci phase bulbaison nga xam ne mu ngi am ay doom foofu soble bi dafa am nag lu mu laaj ndax soble barket béykat yu bari dañuy wax ni soble bëggul ndox mais gàncax bu dee am doom normalement phase bi mu toll pour mën a génne doom foofu dafay soxla ndox mooy phase bi ñu tuddee bulbaison foofu bu fi tolloo dafay soxla ndox dafay soxla lu mel ni calcium dafay soxla lu mel ni potassium aussi phosphore bi ngay gis ni nga xam ni moom di nga ko am ci maanaam monoammonium phosphaté wala nga utiliser 18-46-0 ndax fii très souvent béykat yi seen engrais de fond yi 18-46-0 lañ koy defee bu fekkente nag amuloo 18-46-0 nga am la monoammonium phosphaté man nga di envoyé parce que phosphore amul benn waxtu bu ko gàncax bu soxla donc li ma doon wax ma jël ci calcium potassium ak phosphore amul benn jamono bu ko gàncax bu soxla bu loolu jàllee nag irrigation bi ndax soble bu fekkente dem na ba nga xam ne fi mu toll mu ngi ci phase bulbaison maanaam mu ngi samp ab doom kooku dafa laaj nga irriguer ko mu tooy ndax irrigation yi mu ngi dépendre ci type de sol yi nga yor xam nga ki nga xam ne ci beeñ lay béy moom wala su suufu joor dafay fractionner ay irrigation maanaam fractionner mooy mën nga ubbi mu tooy tuuti nga taxaw lu mat 20 minutes ubbi waat boo taxawaatee lu mat 20 minutes wala nga def ko par 30 minutes yu nekk nga couper pour bañ ay perte par percolation mooy ndox mi jàll foo xamante ni fii réeni gàncax gi àggu fa kooku mooy perte par percolation mais bu fekkente yaa ngi béy ci suufu deg wala ngay béy ci calcaire man nga ubbi sa ndox pendant 1 heure de temps muy roose ndax doo perte amul perte par percolation parce que foofu gravitation bi maanaam li nga xam ne moo tax ni di irriguer ñu koy wax tension capillaire ak force gravitaire tension capillaire mooy composition granulométrique bu suuf si xam nga am na suuf yoo xamante ni bu téyee ndox du gaaw a senn muy comme deg bii wala muy suufu calcaire wala muy argile dans ce cas mën nga ubbi waxtu di nga am bàq li nga bëgg mais bu dee joor gi la wala beeñ kooku da ngay fractionner sa irrigation ndax roose mën su ko ubbi rek benn yoon bàyyi ko mu def comme noonu ñu ko waxee rek ci problème irrigation bi noonu la maanaam kenn ku nekk nga mën a saytu sa irrigation en fonction ci suuf bi ngay roosee nga xam ni nga koy defee pour mu njëriñ li mu gën a yokk ci yow waaw
bu ko defee kon ñu ngi yem ak yéen foofu ci àll bay sëñ bi ba beneen jamono préalable ñu mën a continuer waxtaan